Gambia has again witnessed yet another heavy downpour, resulting in flooding in households and rendering roads and streets, well, including a Christian, have been destroyed in the community of Sinjubalia and Nemasu in heavy rains on Monday afternoon and early Tuesday. As a result, some families are homeless as their houses collapsed while other homes were flooded. Let's have more details of that in the report. As one of the most affected areas, Sinjubalia's Red Cross Link and youth of the area team up to help the disaster victims, some of whom were evacuated to its community health post. Meta Sanyang, a victim of flooding in Sinjubalia, saw her family's house collapse. They have nowhere to sleep as a result. Water entered all our rooms. My mother-in-law's house fell down and even some parts of our house have collapsed. It rains heavily and everything in our houses, including our clothes, cupboard and drawers, are all destroyed. As we speak, we do not even have anywhere to sleep or stay. Several houses were partially crumbled, including the house of Malan Tamba, who pleaded for help from the government and philanthropists. He said the heavy downpour left him and others homeless. We need help because today I don't have where to sleep. The entire house collapsed, even in the backyard. We don't have anywhere to sleep. That's the problem. Barki Chichor, a resident of Nemasu, said these are the difficulties. She said what they were most scared of during the rainy season is being homeless, and it is now happening. She calls on the government to come to their rescue to save them from further disaster. We used to be scared whenever the rain is about to start because we don't know in what form it will come, whether heavy or not. We will not sleep whenever it starts raining because we will be afraid that the water will enter our houses. And when the water enters your house, you will have no one to assist you. Residents of Nemasu and Sinjubalia said this year's rain have caused more damage to them than the previous ones. Floods have been a major natural disaster affecting the Gambia over the last decade. Its effects have been a cause for concern because the Gambia has a low capacity to deal with massive flooding. Reporting for iAfrica TV, I'm Ibrahim Akebi Sonko. Kebi Senko, they are reporting what has been a very unfortunate thing. Of course, I have to say, mu nekk li nga xamantene moy lu doy war la comme ni ngeen ko gisee mbënd mi ci réew mi taw bi fi wàcc of course to démba ci suba mu gis jafe-jafe yu mu indi ci kër yu bari ak tamit dëkkuwaay yu bari ci biir réew mi léegi nag ci loolu dañ ko war a waxtaanee ci waxtaan bi tey am naa ci mbégte lool dala ci ay gan yu am solo tey bokk na ci ki nga xamante ne mooy Honorable National Assembly member bu Old Yundum di Honorable Abdoulaye Cissé. Honorable, thank you very much ci ni nga teewee ci jotaay bi ñu ngi lay nuyu bu baax te tamit am mbégte dalal la ñu bàyyi la ñi nga xamante ne nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu waa iAfrica TV di nuyu waa Old Yundum constituency di nuyu àdduna bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu iAfrica TV at this moment. jërëjëf kookoy Honorable Abdoulaye Cissé ñu war a waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci jafe-jafe yi ak yeneen waaye tamit mu ànd ci jotaay bi ak councilor bu Wellingara di Mr Bilal Fall Honorable Councilor ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci jotaay bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne dafa xew jamono ji surtout fan yi. waaw asalaamaaleykum comme lu ko waxee rek maa ngi nuyu maa ngi laa nuyu sa bopp si dalal bu ñu dalal. jërëjëf tamit viewers yi nga xam ne ñooy toppa iAfrica TV di nuyu Gambia yi di nuyu Old Yundum constituency at large. all right am na solo su ko defee ñu ngi noonu ñoom ñooy suñuy gan tey ci jotaay bi kon ni ngeen ko déggee noonu ci report bi gis ngeen jafe-jafe yi bari na lool Honorable ci yow lay doon Honorable Cissé of course tey nga bokk ci Old Yundum of course constituency te yëf yi yaatu na macha allah waaye nga gis report bi ak tamit xam naa ne démba tamit xam nga lu xew ci réew mi lan nga ñu mun a wax tey ci tolluwaay jafe-jafe yi nga xamante ne ñu nekk sa gox ñu ngi koy dund jamono ji.
jërëjëf foog naa ne depuis démba bu affaire bi dooree man tam yëg naa ko si suma yaram trop nekk njiit si constituency c'est ça nit ñi am lu mel nii ndox ñëw yàqal leen yàq boo xam ne amul àppa démba man suma booba maa ngi woon si biir ndox bi depuis suba maa ngi neema kunku daanaka ñetti sites yëpp dem naa fa maa ngi si biir ndox bi ak nit ñi dimbale leen pour ñu génnee seen bagage yi affaire bi métti woon na trop because man tamit nit laa rek woon comme dem pour seet naka la situation bi mel foofu noonu te ma fiilal leen bu baax a baax gis ne comme war naa leen a taxawal yàlla xam na taxawal naa leen comme li nga xam ne moo nekk si suma man li nga xam ne loolu laa mënoon a def naa ko foofu noonu waaye nag affaire bi métti na trop dama fiil ne comme li xew foofu noonu has gone beyond me alone as National Assembly member or the councillor parce que foog naa ne it has shifted, the responsibility has been shifted to. la moo nekkoon immediate reaction bi nga demee gis flooding bi ak nit ñi seen dundi mbonda mi ñu ngi dekk seen dëkkuwaay yëpp ak ndox yow wax nga ne métti na waaye réaction bi ci jamono jooju lan la woon en tant que nga xamante ne dañ la yaakaar. waaw yaakaar nañ bu bëri si man suma sama daanaka su ma la ko waxee man jooyoon naa tuuti because gis naa ay xale yu ndaw di dugg si biir ndox pour xam nga am seen yoon pour génn te loolu dafa métti woon trop fiil naa ko trop si suma yaram bi gis ne comme lii warta nekk loo xam ne war nañ ko gis time bii nii for the past 2 years xam nga lii daan xew ne ma konko waaye this present one bii moo gën a am doole daan bi nga xam ne ñoo xewoon métti woon na ma trop nag to be honest dem naa fa fiil naa ko nekk ak ñoom foofu noonu waaye sant yàlla try nañ pour dimbalante gis ne comme dinañ fa def dara loo xam ne comme nit ñi dinañ mën a am seen boppa tuuti bañ génn si ndox boobu noonu. ok ba léegi ci li nga xamante ne xew na of course kilifa nga ba tamit xam naa yaakaar bi ñu bari fu nekk ñu nga xaar waaye tey nday def nga xayma def ngeen evaluation ngeen xam yàqu-yàqu bi fan la toll ak naka la mel xëy na bu mu xewee ak léegi yàggul waaye tamit fu nekk ni war ngeen war a xam ci ñi nga xamante ñu nekk sa ron ci gox bi ñu yàqule naka la demee ak naka la toll daal. waaw pour démb rek mënuñu woon a jeexal liggéey boobu noonu parce que am na benn youth organisation bu nekk Neema ñooñu jëlal nañ responsabilité pour identify victims yëpp si suba si rek maa ngi bindoon sama Facebook bi man si li ma foog dem na ba almost 150 households yoo xam ne ñooñu am nañ problème already ñii seen bagage yi néegi yaaxu nañ seen lekkay dem nañ ñii seen néegi daanu nañ so waaye xayma bi léegi jeexangut ñu ngi see liggéey bi léegi ba suba si sax maa ngi wax ak seen gars yi ñu ngi def that assessment up till now te bilit nañ ne dinañ ko war a jeexal tey balaa bés bi di jeex su ko defee ñu xam exact number boo xam ne comme moo affected with this heavy downpour. ok man ñëw ci councilor bi léegi of course councilor yéen moom yéen a gën a jege nit ñi sax mun naa wax loolu of course honorable tamit jege na nit ñi ak mel noonu waaye yu mel nii bu amee dañoo wax ne ana councilor yi ak mel noonu yow tamit lan nga ñu mun a indil ci of course ci ward bi nga nekk Neema su ward ak yu mel noonu tey of course foofu tamit bokk na ci place yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dunda jafe-jafe yi mbir yi naka la demee. waaw comme jërëjëfati rek comme ni ñu ko waxee rek affaire bi métti na pour gis sax sa fellow nit yow nga xam ne ni yow lañ tànn jiital la teg la si beneen place nga gis sa nit ñi nekk ci façon bi all these years noonu la daan demee waaye this time dafa gën a métti family lost their houses ba nit ñi war a jóg ñu relocate leen si ay lopitaan ak ay school ñu war faa mun a dëkka métti na torop waaye to the level of the council resources bariwut buñ mun a def tey su fekkee ne mun naa wax ne we have a resources I will base it on the office of the MP tey foofu laa ko yaakaaree parce que moo jël taxawaayam ak matuwaayam ba gis ne definitely démba tolof buñ am wax dëgg yàlla moo ñu ci génnee and definitely bi moo happen fekk naa si suba si dama teel a génn dem another errands at Katong the council's job waaye definitely def na all efforts ba ma communicate ak moom mu woon ma fu situation bi toll waaye fekk na on that time maa ngi ànd ak disaster management seen the data collector bi waaye dafa hard torop pour nga mun a wax ne there was no relief package boo xam ne imagine na pour ñu war ko dafa taxaw si saa si pour ñu ñëw rek respond to di nii di doyoon na waar torop métti woon na torop te li ñu mën a wax mooy lépp loo xam ne nii sax taxaw na fa mu mun a nekk taxaw dinaa tamit indi passage gërëm VDC bi seen taxawaay ak youth si. waaw wax nga taxawaay. suma député bi. waaw député bi waaye tamit council bi fi nga bokk. council bi suñ taxawaay mooy dañ jël maata bi ñu refer ko to the national disaster
kon council bi ñoom. Comme council bi to be very realistic, Brikama Area Council right now and in the previous 2 years yi ma fa nekk amuñ a relief package for disaster. So defuñ dara. Because in West Coast li xew mooy all disaster related programs dañ ko shift to the regional disaster management team. So being the council being anything suñ amee rek yaa nga mën a jël data bi nga collect yóbbu ko to the disaster management then ñoom ñooy seet and ñu evaluate then they come forward. So situation boobu lañ nekk. Waaw. dafa mel ni yëf yi moom comme na ko waxee métti na lool comme niñ koy gisee nga dem ci kër fekk ñoom fu ñoo dekk fu ñoo tëdda yëpp fees na ndox métti na of course tey wax nga ne yéen council bi yéen fi nga bokk bu ñu demee ba nga ne amuñ li nga xamante ne mooy relief package loolu naka lan la mel council la. waaw li xew mooy sóoraale la rek ba dama foog ne governance is a process te façon yi dañ ko war di sóoraale in whatever we are doing ne xëy na war nañoo am package boo xam ne ni emergency su xapp ne war nañ faa mun a jël dem ñu fit di needy ones liñ soxla waaye su demee ni still now dafa amoon body boo xam ne moo responsible of loolu noonu xëy na ñu push forward ñu gis ne xëy na this could be a learning process ñu push ko ñu gis ne definitely lii du happenaat or su happenee council at least suñoo def suñ annual budget every year ñu sóoraale ne dañ am constituency or wards yoo xam ne nii dañ dee affect with these disasters taw bi and cause of erosions so ñu ko def package boo xam ne nii at least dina taxawal pour nit ñi nga xam ne su dara amee at least soo munta sampal nit ñi kër defal leen waaye demal jëndal leen lekka ak naan in which MP bi démba mu ngi si doon push ñu see how best can the council also do to come forward and help these people. ok honorable ma ñëwaat ci yow rek te ñu wax gaay comme ni ñu ko waxee ñu wax nag léegi ci Ali Kalaj bi comme ni ñu koy waxee tey lii yow wax nga ko nekkul lu bees dañ ko daan dunda xëy na leen la gën a métti te gis nga num amee tey lii bu ñu fekkee ne nit ñi nga xamante ne mun nañu wax ne di vulnerable communities ñoom ñooy fal di folli wala sax di fal nit ñi ci place yu mel ni ak yeneen place tey ñu dem di dundee lii ay at te nekkul lu bees kan moo deful li mu war a def ak kan lañu war a joxoñ baaraam. Absolutely, foog naa ne responsibility yëpp ñu ngi ko shift to the government. I mean soo seetee comme for the past 50 years comme am nañ fi this is the third government bu ñu am fii nii man su ñu yëg foogoon naa ne ñoom dañ shift seen responsibility dañ ignore the community. ci naka. ignore leen mooy seen development terms of development parce que development nekkul ne rek da nga am ay nit ñu samp ay néeg foofu noonu rek dëkk foofu noonu. seen warugal mooy ñëw seet waxoon naa ko suma benn interview ma ne we need to have a very organized urban planning boo xam ne dafa am within xam nga communities si urban centers bi fii nii maanaam defar ay yooni ndox gis nga we have a problème bu ñu am mooy institution ñoo xam ñoo responsible comme massive physical planning National Road Authority ñoo xam ne ñoom ñoo dee liggéey façon yoon affaire yi yoon yi duñ dee dem pour seet lan moo nekk di xew si biir dëkk yi dañoo toog ba nit ñi oolal ñu ne lii moo nekk di xew si la ñoo soog a jóg foog naa ne loolu war nañoo passé foofu noonu. te soo demee Neema lu nekk problème foofu noonu mooy nit ñi dañ toog si kaw yooni ndox yi. waaw ok foofu laa bëggoon a ñëw sax parce que ñaari affaire dafa am yaa ngi wax nguur responsabilité am na waaye ñeneen tamit ñu ngay jàpp ne amaana li métti na waaye ñenn nit ñi tamit bokk nañ ci li tax ñu am parce que ñoom dañ dem toog fi nga xamante ne mooy fu leen ne xëj na kenn joxu leen fa kër wala ñoom dañ fi ne fii mun nañ faa dëkk ñu dem toog ci yooni ndox loolu tamit naka nga ñu mën a leeralal loolu. soo gisee ma wax government bi because dama feel ne comme ñaar ñetti nit wala ñeneenti nit taxaw si toog si yooni ndox di sonal fukki téeméeri kër foog naa ne loolu responsable gi gis na ñooñu noonu war nañ faa mën a jógee parce que man demoon naa foofu last year te def naa the same thing wax naa ko alkaal ma ne ko ñii dañ toog si yooni ndox dina métti waaye nag loolu mooy dëgg bi lu ñoo mën a def mooy community bi nañ engage physical planning gis ne gars yi dañoo ñëw loolu ñu seetaati ko ñu toog si kaw yooni ndox bi naka lañ laa mën a def foofu responsable government dinañ ci dugg ay non comme dina métti trop pour nga buddi leen foofu rek génne leen fooy naa yóbbu waaye nag foog ñu dugal si agencies yoo xam ne ñoom ñoo nekk si wàllu government bi gis ne comme lii war nañ koo teg si yoon ñooñu génn si yooni ndox dafa war a am yoon ndox su amul yoon amul dara lu ñu mën a def si loolu su ndox ñi dafa float community dafa float to be honest so right now situation boobu moo nekk on the ground te community bi yaakaar naa ñu ngi déglu wax nañ ko waxaati ko
xam naa dinañ join together man mi nga xam ne maa nekk seen representative dinaa ko foo tamit yow ñu bari ñoo séntu yow tey nga jiitu ci taxawaay boobu ci xeex boobu nga gan see soobu parce que tey am na yeneen gox yuy loru waaye tamit gox bi nga jiite wala fi nga jógee mu ngi nit ñi askan bi mu ngi dund ay jafe-jafe tey ci ne nga ci fi nga nekk ndax am nga taxawaay boobu ci néegi député pour wane ne nguur gi war nañ cee def dara te xëy na du am ci cadre rek gan koy pousse ba ñëpp xam ne lii comme dañu wax ne honorable Cissé moom waxoon na ko te taxaw na ko wax ko nguur gi xëy na léegi yaa ngi ko wax waaye fi nga ko gën a waxee tamit xëy na ci néegi député est-ce que loolu mus naa am wala am nga taxawaay bu mel noonu mus naa am waxoon naa ko te nekkoon naa di ko dox si suuf parce que lu nekk rek xam nga am na liggéey yoo xam ne doo toog rek nga wax because néegi député bi wax dëgg la da ngaa wax foofu noonu waaye am na loo xam ne da nga koo def si ron man suma boppa tray naa mit naa démb rek si suba man wax naa ak ministre bi wax naa ak directeur national authority wax naa ak Gamwork seen gars yi xam nga pour affaire yoon bu gaa doon liggéey noonu waaye physical planning si boppam laa nekk di wax nii dinaa make sure ne comme dinaa ko waxati comme nu ma ko daan waxee te dinaa toppa gars yi seen biir office parce que wax bi benn yoon rek la moo nekk si every 3 months mën ngaa dem nasa nga toog nga wax waaye li ma nekk di dox si ron moo ëpp li ma war a wax te loolu laa nekk di def right now waaye mbir mi dama ko bëggoon a shift to the community parce que xam nga am na yenn soo nekkee representative da ngaa liggéey ak community bi am na loo xam ne doo ko defal sa boppa te fiil naa ne li nga xam ne loolu laa war a def ñoom a ko war a wax te mu neex leen su nekkee ne community bi ñoom to be honest loolu moo leen neex pour ñu génn fa bëgg naa ñu engage nañ engage wante ma xam ne lii is coming from the community nekkul ne man suma coobare rek ma dem toog ma ne waaw ñii dañ war a génn si kaw yoon bi fu ñu nekk nii xam nga loolu kon mu ngi mel ne représentation bi maa ngi mooy parce que nit ñi nekkuñ di demande loolu noonu of course ñu ngi ko demande waaye nekkuñ di ko indi fu ñu ko war a am te ñuy am ñu la yaakaar tamit loolu tamit dina am solo pour nga fexe loolu tamit parce que yow wax nga su fekkee ne benn kër ñaari kër ñu ngi fexe ay téeméeri kër di yàqu ñu jox la responsibility pour mutal loolu da nga fexe tamit li nga xamante lu war a am mu am su fekkee da ngay xool ci boti nit ñi tamit amaana doom meeg jojjeel yenn dogal yi nga xamante ne dana indi solve yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koo dunda wax nga dëgg moo tax fu mu nekk right now ni dinañ jéego boobu dinañ ko jël last year waxoon nañ ak alkaali bi yóbbu naa alkaali bi round the community pour ma identify place yooyu noonu su ko defee ñu xam ñooñu naka lañ fa ñëwee parce que tamit loolu dafa important naka lañ ñëwee foofu noonu suñ ko xamee ñu bëree ngay wax seen ay wax waaye loolu yëpp fu mu nekk right now nii dinañ ko teral ngum dinañ meeg so ñu engage ñu responsible ñu indi physical planning su ko defee ñu dox jéego yooyu noonu gis ne comme ñooñu noonu dinañ bàyyi yooni ndox bi war dee passé su taw bi ñëwee parce que taw bi dina ñëw every year su taw bi ñëwee luy xew foofu noonu kenn xamul ko maybe bii lañ gisangum next year what is gonna happen xamanguñ ko sax waaye insha allahu rabbi man dinaa jël responsabilité maa suma councilor bi dinañ dox bi ak VDC bi insha allahu rabbi councilor ma ñëw ci yowaat of course métti na comme ni ñu ko waxee te dégg nga la honorable wax te ñu ngi joxoñ baaram kilifa yi mooy nguur gi ñoo nga xamante ne tey nit ñi lu mel ni bu amee ñoom la ñooy wax ñoom la ñoo dut baaram yow tey lan nga foog ne lan si lañ war a jaar xëj na ba wàññi jafe-jafe yu mel nii wax nañ ñuy dëkkuwaay am na fi nga xam fu ñu dëkkuwul waaye tamit décision yu ñu war a jël kon bu lu mu ko waxee ñu ngi consulter xëj na ñu ngi xool ci yeneen boti nit ñi ndax am na fi nga xamante ne nit bu fa dëkkee nga bugg a fa jëlee loolu foog waxtaan mu jiit ak ay yeneen mbir tey yow en tant que councilor engagement boobu process boobu ndax nga foog ne noonu lañ ko war a doxalee ba lii lu mel nii ñu moytandiku ko bu fekkee dana am sax waaye jafe-jafe du toll nii. waaw comme nu nga ko waxee la rek lu nekk is a process. and fii waaye process bi yàgg na de. yàgg na lii every year la lii depuis daaw. te lii dafa mel ni every year la. est-ce que foog loo tamit mu ne war sax nit ñi nasax lay mel nii de. non li xew mooy. wala bàyyi du dee nekk bàyyi ndeku. because daf da am process bi fu mu dee stop. wala jël yéen ñi nga xamante yéen lañ yaakaar tamit est-ce que du yéen kon problème. non ñun soo ñu xoolee sax di nga xam ne we are very young. te dañ pare pour go to the steps. non waaye xamoon ngeen ne taw bi yaa every year ñu ngi toppal lii. waaw every year ñun mosuñoo give up. waaye bii moo gën a worst. waaye dafa am foo xam ne suñ fa eggee communication bi daf dee stop comme nu ko honorable MP waxee. we have to be consulting the communities. VDC bi is there. consult nañ even this year sax def nañ a 4 years strategic development plan. understand boo xam ne ni some of those concerns were raised there. waaw doguma la sax waaye dama lay fàttali rek ni ñu bari dañ koy wax Gambie bu dee développement ay stratégie ay kayit ay ñu ñoo ko fi dàq ci àdduna bi. waaw waaye pour doxal mu dox laa wax de. implementation bi loolu mooy wax ji. waaw loolu nag moo dul am. te boo demoon si koboot si da ngay gis ci li nga xamante ne mooy ci lépp te tamit nga jàpp li nga xamante ne lii nekkul tey wax nga ko ñetti government si lañ toll. te yaa ngi wax ay 4 year development plan. councilor est-ce que foofu tamit xel du fa tey. waaw war na ma gëm ne administrateurs yi. dañ utee ci doxalin. waaw ni ñoo toppee mbir.
yaa ngi gis bii dafa nekk ne nekkut benn development committee or ward development committee bi rek ñoo mën a jóg we have to collaborate with the office of the MP from there we kick it with the national na ci fekk loxol borom te ñun mosuñoo dégg give up ñun mosuñoo give up every year ñu ngi defar yoon yi waaye li xew li honorable MP wax la dafa am ñoo xam ne dañ samp si kaw yoon bi understand lii dafa affect from Sinthiou Balia ñëw through Nema cross noonu dem ba Yundum lii dafa am nekk la xam ne ni national issue la nit benn nit even a single community mënu koo kaas understand waaye tey nit ñi bu leen jël seen doole jox leen ko doxalal leen ñu yow yaa ngi nii di wax léegi dafa mel ni yow xam nga problème bi lan la waaw te lu gën a jafe si mbir mooy boo xamee problème bi mooy xam nga solution bi ndax xam nga lan moo ko faj amaana man bi ak def bi doo ko mun waaye tamit fexe because yow doole nit ñi nga am ba loolu mu am yow ak honorable waroo ngeen gën a am beneen taxawaay ci loolu foog loolu musuñoo dellu gannaaw because even démba rek am na effort yu fa def yoo xam waaye ne démba moom waxuñ ko non dama laa woon rek li mujjee si effort yu happen yoo xam ne ni happen na te dañ ko commit authorities yi ñu génnee that blockage bu nga xam ne ni bokk na si yi nga xam ne ni stop na yoon ndox bi mu cause certain damage because ndox doo ko mën a gén ko doo jaar fii nii ñu génnal la ko beneen yoon bu moo jaar understand so yooyu yëpp nekk na si participation yoo xam ne def na waaye li dafa nekk joint institutional affaire la national disaster dafa war a bokka national environment agency dafa war a bokka and the community itself understand su nitee gam works mu bokka because it needs a lot of survey because as long as yoon bii nii génnee wuñ ko mu dem straight ndox bi am fu mu dem we will always be in the same problem every time si problème boobu la ñoo nekka te duñ musa bàyyi duñ musa tàyyi ba gis ne it happens soobee yàlla. ok honorable yow of course déglu naa la déglu councilor na ngeen wax te ku wax rek xam ngeen ni xam ngeen ci dara xam ngeen ci expérience ndax nekkul lu bees waaye tamit ku fekk ku déglu xëy na nu moo waxee dañoo wax ne kii mu ngi wax ni ndax lii mu ngi soog a xew te xam nga ne soogut commencé wut léegi lan mooy mbir mi lan moo tax yëf yi nekkul di dox te yow balaa ngay ñëw nga nekk nas MP wala ki nekk councilor am na ñu fi nekkoon te ay ndaw ngeen dëkk ci gox yi nekk ci nit ñi amaana sax mun naa am kenn si yéen dundoon na lu mel ni lan mooy problème bi yëf yi lan moo tax yëf yi dow te tamit xëj na sax bokk na si digge yi bu ñëwee lii dana fi jógee ko ñu yaakaar leen ñoo dox leen ba léegi tey mu gën a metti benn si yooyu mooy responsabilité man dama feel de comme ok dinañ saagaan si suñu responsabilité because comme ni nga ko waxee rek xam nga jox ñu doole pour ñu def dara waaye doole bi dafa am fu mu dee em moo tax it ma la ne wax nañ ko te toppa nañ ko parce que loi bi dafa am ñum dooleel ñoo xam ne ñoom ñoo war a responsible loolu pour affaire yi démolition ak yooyu noonu report dañ ko maata bi dañ ko report te si alkaali bi la jógee xam nga lu jógee ko si alkaali si communauté jógee na si communauté ba pare ñun yóbbu nañ ko te VDC bokk nañ si loolu noonu soo yóbbu nañ ko ba fi nga xam ne foofu lañ ko war a yóbbu léegi li ñu war a def muy ndax am ngeen ay firnde luy wane ne tey def doon génte nga wane ay kayit ñëpp gis ne li effort si laa def leeta bi dem na fii plan baa ngi nii li lañ tegoon honorable Ablaye Cissé jëloon na campagne ak ay councilor ay nit ñi waa Nema ak goxam ñu xeex mi loolu tamit councilor honorable bii boo ko si suñ campagne plan sax parce que buñ na def campagne waaw bii moom boo ko toogoon sax waaw bii nekkutoon problème boo xam ne comme waxoon nañ ko Nema time buñ la mooy dañ bëgg a développement nit ñi ban façon développement ngeen bëgg waaw dañ bëgg a yoon lañ bëgg loolu la ñuy def waaw understand nañ nag buñ ñëwee si biir ñun si leen réalise ne even su dee communauté bi am na yoon te amul yooni ndox boobu problème la parce que moom yoon daf koo dokk soo demee Nema lu bëri lu ñu yoon lañ bëgg waaye am na leneen li nga xam ne moo gën a important yoon léegi nii foog nga defar yooni ndox bi am yoon nga soog a defar yoon bu nit ñi di awee su ko defee ñaar yi duñ laalante maa ngi laa digal ne buñ ñëwee is 3.5 years now or 4 years def nañ ay effort waaye maa fa ne ba léegi dafa sott aaguñ fu ñu war a aaga te ñu ngi digg waa Nema kunku ne dinañ jël suñu jéego waati dinañ meeg soo ñu toppa ko ndax bi du nekk digg campagne tamit non du nekk digg campagne ay loolu dinañ ko def décision bi dina xaar trop waaye dinañ ko def insha allah waaw because it's on record ñu am na yaakaar ne dana ci bàyyi xel parce que tamit kon ni ma ko waxee léegi day yomb loolu ma ñëw dem nañ ba fii ak fii mu fii lañ am te doole bi du fi waaye tamit def doon ngeen honorable tey toog fii wane ay firnde ne launch naa campagne man ak suma councilor dem nañ ci ministre bi dem nañ ci débat waaye fii lañ am te aduna bi yëpp gis ko bu boobaa tey sa loxo sa baat ci kaw sa loxo waaye tey mun naa seetaan ni kii day wax rek was politicien la xam nga yooyu noonu sax dañ ko def yàlla xam na tu bi xam ne amuñ kii am nañ ay lettres yu ñu bind nag yooyu yóbbu ne ko indiwuñ ko fi waaye comme ay plans yi nii
indi nañ fa physical plan yi ñu ñëw ñu seet foofu noonu affaire bi foofu la am council bi kan council mu ngi génne waaw ay comme ay nataal yaa ngi fa ay di proof la rek yoo xam ne ni ñu ngi ko doon def even this year before ren di happen pour ñu gis ne lii gis nga ko di seen disaster moo fa nekk yaa ngi gis ndox bi nu mu nekk di bloqué yoon bi understand and this was a concern we raised to the council level understand to gis ne definitely ñu see a solution to it waaye li ñu wax mooy loolu de mën a séntu imagine ne lii dina happen nañ xaar ba ndox bi stop nañ xaar bi ndox bi stop ñu start process bi foofu lañ toll woon mooy yéen ren ngeen commencé ren dañ ko bëgg a def every year dañ ko dee def waaye bu ren bi laa waxal nii la fu ñu toll like final stages mooy tu nawet bi li ngeen doon def balaa bi est-ce que kon mu ngeen def effectif ndax mu ngi doon ndax def amoon nañ impact non amul impact kon loolu tamit amul impact because the normal stakeholders yi nga xam ne yëpp ñoo war a bokka join hands because MP tey su demee mu fata benn area ndox bi ñëw mu affect other compounds li ñoo wax mooy MP bi de bi mu defaree yoon bi fii moo ko kër yële am affaire kon su ma la déggee doguma la sax mooy yéen collaboration amutoon ci seen doxalin bi pour xeex with the central government to the level of the other stakeholders at the central non suñ level ñun constituency level down to the village level cooperation boobu mu ngi fa because in all Yundum constituency informed development moo fi nekk to be very realistic we are of 3 councillors of the different political parties but under the leadership of Honorable Abdoulaye Cissé we all work collectively together fii loolu amu fi yàlla daf ñu dimbale loolu amu fi and dafa mel ne rek benn stage la boo xam ne nii pour nga dajale National Environment Agency nga indi leen fi nga indi disaster ñu ñëw then central government National Road Authority ñëw ñu jël benn road ñu seet a solution to this problem loolu foofu lañ stop xëy na su ma la déggee ñetti councilor ak MP seen taxawaay of course xam naa ne gars yi nañ ko rafetlu lool te dana am solo surtout ci taxawaay bu mu wax te dañ ko séntu ci moom war na koo def waaye seen boo leen boolee seen doole ngeen def dara foogoon naa ne tey waroon ngeen wax nit ñi waroon nañu wax tey day suñ councilor ak suñ député bi su du doon ñoom ndax ñoo def lii fii daf doon gën a métti waaye nag tey amaana def ngeen effort waaye impact bi collaboration bi ma wax foofu la xëy na su fekkoon ne doole bi gën naa bari fu ngeen di xëccandoo di dooraloo jàppaloo ne daf doon gën a effectif ak tamit yi result positive result si nit ñi xëy na wàññi jafe-jafe tey ñooy gis waaw di major jafe-jafe fii mooy mbënd mi waaw boobu laay wax waa ngi gis and loolu still now mosu ñoo give up di ci def waaye lu ko honorable waxee la rek dafa am foo xam ne commune saf da toole foofu la am full autonomie ku nekk dafa am fu sa doole am then from there then kii su demee si parlement bi engage minister loolu la mën a def engage directors that's what he can do ok honorable xam naa ne lu ñu desee si time daanaka jeex na bariwul tey yow of course député nga yaa ngi ci néegi député di xeex yu bari ci doxal réew mi waaye surtout sa gox tey dañ lay jooyee rek tey nga gën a jege nguur ndax tey ñu ne si président Barrow kam foofu lañ si kam boobu nga nekk ñu war a jàppale tey war ngaa mun a def yu bëri yu bëri war na laa mun a yomb pour mun a liggante ko ci biir yaa ngi doon wax ak ministre ak mel noonu donte ne am na fi nga si politique bi nga nekkoon ak yu mel noonu waaye tey diggee nga fii waaye tey yan assurance nga mun a waxaat àdduna si laay mun a wax ak ñuy seetaan ne of course si response force dafa nekk nii balaa ñoo wax plan balaa ñoo wax déwén lu xew tey la ñoo wax lan ngeen fas yéene def as quickly as possible ni am ñi nga xamante ne loru la ñu am fu ñu dëkka am lu ñu dundee seen xale yi school ubbi na tey dañu war a delloo jàngi school yooyu yëpp ay jafe-jafe la te ñu yaakaar leen yaakaar kii yaakaar keneen te tamit nguur gi wax nga ko te dama jàpp ne nguur gi yow wax nga ko yàgg nañoo bitre ndaw yi ak réew mi te loolu war nga see mën a wax dara. waaw sant yàlla ba mu bëri foog naa ne affaire bi moom respond bi moom incha allah ñu ngi see liggéey right now science bi nu maa waxee fii léegi nii am naa suma ay xarit yoo xam ne ñu ngi loñ benn campagne en Angleterre foofu noonu pour def benn fundraising pour nit ñi du ma ci wax lu bëri xam naa ne ñu ngi si kawam su sottee rek dinañ ma gis ci ground bi pour ñu def loolu dinaa liggéey ak suma councilor si boobu moo nekk suñ first step bu ñoo jël pour gis ne initiative boo xam ne pour restore ñi nga xam ne ñoo am victimes si ni within these communities boobu moom dañ ci taxaw waaye tamit di gërëm bu baax a baax amin ndaw yi nekk si biir communauté bi G4H ak seen diaspora team bu nekk biir neem ak yooyu seen taxawaay ñoom tamit parce que démba bi mu xewee rek ñoom ñoo jóg affaire yi tooga bi ak yu noonu yëpp ñoom ñoo start loolu gis ne nit ñi war nañoo génn si biir néeg yooyu seen mattress yi seen lal yi seen yére yëpp yaaxu nañ ñu dimbale ñu génnee leen waaye loolu ñooñu ñu ngi biir neema kum ko si boppam ñoom maam naar seen team si yaa ngi fa biir neema si boppam mu ngi mel ni community initiative la boo xam ne ñoom ñoo ko defal seen boppam tey buñ doon wax ne ci lim ay ñaata nit lañ mën a wax ne tey loru nañ te of course wax nga 100 something household waaye nit ñi ndax xam nga ci xayma naka la toll tey ñoom fan lañ dëkk ndax si schools lañ leen yóbbu wala lañ leen
defal ay of course li nga xamante ne mooy tents wala fu nga xamante ne wala dañ dem dëkku ne nag ci dëkkuwaay seen dëkkandoor yi ak yu mel noonu. Néema moom xam naa dañ dëkka si seen dëkkandoo parce que Néema si boppam amul place boo xam ne foofu nga mën a defar tent pour nit fanaan parce que yëpp dafa ab dox already waaye Sinthiou Bally lañ confirm ne comme si lopitaan bi o si school bi am na ñoo xam ne ñu ngi leen refuge foofu noonu. waaw lu mel nii bu amoon tey waroon nañu seen président Barrow mu ngi ci affaire yi de wala vice président wala ministre mu dugg si ndox mi dem seeti gars yi. waaye tey yow ki nga gën a jege honorable gisuñ ko Néema ba léegi loolu tamit gars yi duñ leen lañ la wa dara de. non waaye yaakaar naa loolu dina am sax parce que dama fi ne comme waaye dafii barki démba ba léegi disaster bi xam naa soo seetee mbir mi dafa mel ni comme xam nga place yu bëri la affect to be honest yaakaar nañ ne président bi au vice président au ministre bi war naa mën a génn a ñëw dem round all these places gis lu fa xew loolu rafet na trop Néema la ñëw wax waaye am na yeneen goo xëy nga sax xëy na ñu gën a métti waaw exactement waaw yaakaar naa ne loolu war nañ ko def te dinañ ko def su ñoo déglu programme bi xam nañ ne dañu war a def loolu dem round ndax dangay wax ñu def ko tamit maa ngi leen di dig pour ñu def ko dañ ko war a def tamit parce que nit ñi ameen ñu ngi sendu si ñoom man dem naa foofu noonu waaye loolu doyut foog naa ne nguur gi seen bopp dañu war a fiir seen présence mooy exécutif bi o xam nga ñu ñoo fiir seen présence ne ok waaye xam nga comme time yi campagne ñëw na mais wax yi dañ dee bëri trop waaye fiil naa ne comme ñun war a ñoo seet loolu noonu campagne ñëw na ñëwut dañu war a jóg dem si nit ñi woon leen ne comme ñun tamit nag ak yéen ñun ñoo bokk problème bi liñ ci mën a def ñu def ko ci jërëjëf honorable Abdoulaye Ceesay bu All Yundum ak ki nga xamante ne mooy Councillor Fall ñoom ñoo nekkoon suñuy gan tey ñu waxtaan affaire yi mbënd mi gis ngeen jafe-jafe bari na lool ci seen gox yi waaye tamit ci yeneen gox ci biir réew mi te lenn rek la ñuy wax li nekkul lu ees nekkul lu bees ci réew mi am na fi amati waaye bu ren bi xëy na dafa gën a métti waaye ñu bari ñu ngi ko doon séntu tamit parce que ren taw bi nu mu mel ak nu mu bëree waaye suñ kilifa yi suñ jiiti war nañoo seetaat seen doxalin ak yaakaar bu nit ñi am ci ñoom surtout ñu ñëw di doole ji jafe-jafe bi bari na lool ci réew mi te loolu kàddu la buñ ci waroon a mën a yokk honorable ñu gërëm la bu baax ci teewaay bi ñu bàyyi la nga jox gaay sa kàddu bu mujj rek. alhamdulilah maa ngi nuyu bu baax Eye Africa TV pour ngeen accord ñu this opportunity pour ñu wax ak nit ñi. di gërëm waa Néema Kunku ak Sinthiou Bally seen communities youth association yi nga xam ne ñoo taxawal ñi nga xam ne victims lañ parce que ñu mënuñ koo def dañ ñu fal ñu jox ñu place waaye nag liggéey bi si boppam ndaw yi ñoo ko nekkay def si biir dëkk bi so maa ngi delloo njukkal ndaw yooyu noonu di leen wax ne rek affaire bi amut fii nii nañ continuer dimbale ñi nga xam ne ñoo néew doole di dig government bi ne dañu war a ñëw to the aid of the people nit ñi dañ soxla seen dimbal ak nu mu munti gaawee I mean All Yundum constituency right now ak fu ñoo waxee nii fu mu nekk right now nit ñi soxla nañ dimbal trop te foog naa bëgg nañoo gis campagne bu métti incha allah bu lii passé Councillor thank once again rek di la sant di la gërëm for granting us this opportunity to talk to the people. Still now we still have our hands on deck. am naa ne ñëpp ak ñoo seetaan waaye xam nañ ne definitely lii government alone cannot do it. tey am na ñoo xam ne ñu ngi toog fële ak seen family amuñ fuñ fanaan. xëy na sax tey nu ñoo añee tey ak nu ñoo reeree is another problem. understand lii loo xam ne la ñun ñëpp ñoo ko bokka ñu seet way forward pour ñu jàppale ñi definitely di tànk tamit VDC yi ak 4H ak yëpp koo xam ne ni youth si ak everybody koo xam ne ni participate nga si to gis ne definitely dimbale nañ ñi bañ safe from seen bagage yi yaaxuwut ba at least ñu am fuñ dëkk ak ñi leen dalal ñëpp ñu ngi leen a santa di leen gërëm di leen santaat yéen tam once again. jërëjëf thank you very much Councillor Bilal Fall ñu ngi lay gërëm bu baax naka noonu Honorable Abdoulaye Ceesay ñu ngi leen di jaajëfal ci teewaay